ba tey comme ni mu leen ko waxee sànq rek mbokku internet senenews.com ñu ngi nii jàkkaarloog ak ki nga xamante ni day koy bàyyi mu présenté wu rek mu wax ñu moom mooy kan ak lu mu doon ci kuréel bi nga xamante ne moom mooy COSCAS. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah barakatuhu maa ngi tudd Abdourahmane Paye nekk secrétaire national chargé des activités de jeunesse de COSCAS. donc lépp li nga xamante ne moo laal wàllu ndaw ñi rek moom mi nga xamante ne mooy sëñ bi tudd na turam donc dañuy bàyyi rek mu wax ñu kuréel boobu lan lay yëngu carrément. waaw COSCAS sigle bi mu ngi signifié comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar Sy comme son histoire ni mu ko andee en 1968 dafa amoon benn grève bu amoon à Dakar y avait pas de service d'ordre suffisant pour ñu ñëw couvrir aspect sécuritaire u gàmmu gi ci la président Senghor joxe woon ordre mu ne nañu envoyé sept gendarmes pour ñu ñëw assurer sécurité bi bañ ko waxee Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ci la waxee ni 7 gendarmes yooyu nañ ko yóbbu ci Alaaji Abdou Aziz Dabakh yàlla na yàlla yokk leeram pour mu assurer sécurité am ndax dafa cher su ñun ñii nga xamante ne nag ay njaboot lañu nañu seet tànn ci njaboot ñi nga xamante ne am nañu tarbiya am nañu kattan pour ñu mën a organiser gàmmu gi at boobu nag ci la ñu créé COSCAS muy 71 membres pour mu yor li jëm ci wàllu aspect wu organisation gàmmu gi loolu en 68 la COSCAS boobu nag moom la yàlla dogal muy dox ba en 2018 léegi on compte plus de 4000 membres yi nga xamante ni ñu ngi tas ci Sénégal waaye tamit ñu ngi tas ci diaspora bi di participer financièrement ci gàmmu Tivaouane ndax gàmmu Tivaouane taalibe yi am na partie une grande partie ñoom nga xam ne ñoom ñoo koy jël mooy lu jëm ci wàllu restauration wu hôtes yi ak lu jëm ci wàllu électrification wu dëkk bi lu jëm ci wàllu nettoyage wu dëkk bi lu jëm ci wàllu couverture médicale bi ginnaaw bi état bi joxe les lignes de crédit pour médicaments yi envoyé fi ay GMI ak ay gendarmes wax tamit bu courant coupé bu ndox am li ci des yëpp COSCAS moom moo ko jël en charge li jëm ci wàllu taalibe yi moo xam ci wàllu wàññi la ak ci wàllu yeewi nit ñi nga xamante ni dañoo ñëw ñu ci gàmmu gi yooyu nag comité bi dafa am ay ni mu organisé ndax am na ay ticket de participation yoo xamante ni dañ koy envoyé ci Sénégal ak ci diaspora bi ku nekk participer ci bu ñu paree nag COSCAS dafa am autonomie am ndax COSCAS du sëriñ moo ko jiite waaye taalibe yi ñoom ñoo ko jiite mais sëriñ si nag amoon dañuy jël kenn ci njabootu Seydi Hadji Malick boole leen ak COSCAS di liggéey ak kooku di leen rendre compte moo tax COSCAS structure bu autonome la bi nga xamante ni ku fi xalif général rek COSCAS ci sa ndigal lay nekk pour mën a jàppale la ci sa wàllu xilaafa. voilà comme ñi di ñu seetaan muy suñu mbokku internet senenews.com tey jii ku bëggoon ñëw dugg COSCAS est-ce que da ngay doon tijaan exclusivement wala da ngay doon li nga xamante ne moom mooy murit wala ngay bokk beneen tarixa pour dugg ci nu muy demee. waaw pour dugg ci COSCAS engagement personnel la d'abord il faut que nga bëgg liggéey ci ëttu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ci nekkee discipline bi nga xamante ni moom la xadara bi laaj nga mën ci tënku ndax liggéeyal l'islam la te liggéeyal l'islam aajowul nga ne man dama nekk ci il faut que ma nekk ci tarixa bi wala ma nekk ci tarixa bële du noonu da ngay rek nekk nit ki nga xamante ni engagement personnel la booy am ndax COSCAS du daayira nag mooy ngay nekk sa gox mais COSCAS du daayira engagement personnel la waaye li ci gën nag mooy nga nekk ci daayira ba nag di lay jàngal discipline ak yar ak yooyu yëpp ci wàll boobu boo fa jógee nag nga ne man daal engagement personnel laa bëgg a def boobaa ba am na ay section yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci Sénégal nga dem gisi président de section boobu wax ak moom mu wax ak yow charte yi nga ne d'accord naa ci charte yooyu mu lay doog a signer benn bulletin d'engagement nga signé ko di participer waaye tamit information yi nga xamante ne war nga ko am bu ñuy jëm ci gàmmu Tivaouane nga mën ko am. est-ce que ci wàllu ràññee tey boo dugg see Tivaouane ci wàllu tissu yi rek nga xamante ne yéen waa COSCAS moom ngeen di sol wala dafa am ay badge nan nga ni organiser ba jënd tissu yooyu tey ba nga xamante ne ñëpp bu ñëwee bu ñu gisee dañuy xam ne ñii waa COSCAS organisation boobu nu muy demee. waaw tissu yi moom ni ñu koy defee mooy bureau national bu COSCAS daf koy commandé depuis Chine ñu defaral leen ko conception bi foofu teg ko ci bateau pour mu ñëw bu ñu ñëwee nag dañu koy jox les présidents de section ndax section bu nekk am nga ay membres yi nga xamante ne ñoom ñoo adhéré ci section bi président de section yi la ñu koy jox
président de section yi nag boo demee am na ay carnet yoo xamante ni moom la ñuy mettre ci section yi yow boo nekkee membre da ngay ñëw jege si président de section boobu nga joxe sa participation symbolique de 10 000 francs par at moom ngay joxe ñu jox la sa tenue boo joxee sa tenue nag am na beneen papier bu ñu lay jox mooy li ñuy tuddee sa convocation ñu ne dañ lay convoqué bésu noppalu 8h30 ba bu ñu gàmmoo ba ca ëllëg sa à 18h bu ñu ñëwee nag fii Tivaouane dafa am ay commission yu ñu lay dugal. Il y a 23 commissions yi nga xamante ni commission technique la ñu rattaché wu ci commission d'organisation bu COSCAS dañ lay affecté soit ñu yóbbu la ci barrière wala ñu yóbbu la ci accueil wala ñu yóbbu la ci abattoir fi nag yi nekk wala ñu yóbbu la ci technique 1 mooy sonorisation wala ñu yóbbu la technique 2 mooy lu jëm ci wàllu lumière wala ñu yóbbu la ci escorte moo ñu nekk tali bi wala ñu yóbbu la ci ordre mooy ñiy def ordre ci dëkk bi am na daal 23 commissions yi nga xamante ni ay commission fonctionnelle ñii ana ndox am na santé am na ñii toppatoo xale yi réer yi ak ñi réer ci biir gàmmu gi yooyu tamit am na ñii toppatoo affaire internet beeg ak la communication yooyu yëpp am na ci kon 23 commission technique la yi nga xamante ni boo xasee ba bokk COSCAS ba def sa engagement ba jël sa tenue ba ñu jox la sa convocation boo ñëwee Tivaouane foofu ñu la affecté foofu ngay dem pour mën fa liggéey. donc su ma la déggee bu baax du da ngay ñëw rek sol li nga xamante ne moom mooy tissu bi ñaw ko bu mu baax dafa am fi nga xamante ne foofu lañ lay daal di teg parce que tey jii nii am na ñi nga xamante ne man dama koy gis da ngay sol li nga xamante ne moom mooy ñaw COSCAS tenue bi mais dama lay gis doo def dara loolu noo ko mën a jàngatee wala dafa am coordonnateur exclusivement buy surveiller ñooñu ñi nga xamante ñoo sol yére yi. waaw dafa am bu ñuy tuddee comité de vigilance ndax boo xasee ba bokk ci benn sous commission bi mën nañ nekk 300 personnes te 300 personnes yooyu nekkul tout le temps dañu war a actif waaye ci biir commission yooyu am na ci ay moniteurs yi nga xamante ne dañ leen di bàyyi ci commission yooyu ndax commission boo gis président ba ko jiite dafa am tarbiya ba noppi wàllu éducation kon ñi nga xamante ne dañu war a liggéey bu liggéey amee dañ leen di wax ñii nañu jóg mën nañ nekk 30 mën nañ nekk 40 ñooñu jóg dem ci liggéey ba ña ca des nag toog fa dañ leen di jàngal li ñuy tuddee foi ngëm-ngëm discipline bi nga war a am waaye surtout ak discrétion bi nga xamante ni moom nga war a am ñett yooyu lañ la koy jàngal pour nga mën ko am kon loolu moom mooy vraiment les commissions yi nga xamante ne ñoom ñooy fonctionner mais voilà. ñu bàyyi la rek nga daal di wax ca kàddu mujj lii des li nga xamante ne moom mooy guddi gàmmu gi ak cérémonie officielle suba. waaw li jëm ci wàllu guddi gàmmu gi démb la ñuy doog a tëj burdu bi gis ngeen xalifa bi message bi nga xamante ni délivré na ko si jumaa Cheikh Al Hadj Malick gis ngeen tamit sëñ Pape Malick Sy message bi nga xamante ni délivré na ko ci jumaa Cheikh Seydou Aboubacar Sy tey la ñuy tuddee bésu noppalu am na ay programme yi nga xamante ne ñun la commission jeunesse def nañ ko fii mooy université populaire de Maodo mooy exposition bi fële ñuy def vernissage bi nii am na tamit ay durusu Maliki yi nga xamante ne def nañ ko ci suba nag incha allah ci la cérémonie officielle bi cérémonie officielle nag li ko andi ci sunu gàmmu mooy Senghor atam dafa boo waxoon Serigne Cheikh Tidiane Sy ne ko dama bëggoon ñëw Tivaouane ci gàmmu Tivaouane boobu cérémonie officielle amul woon ñu ne nag kon ko Senghor dafay ñëw te affaire administration la il faut que ñu utal leen benn fenêtre bi nga xamante ni ci la ñuy teeru waa gouvernement bi ndax moo ne woon président ci lañ xalaatee nag lu ñu tuddee cérémonie officielle ñu mettre ko pour ñoom bu ñu ñëwee ñu mën leen dalal foofu wax ak ñoom ñu tamit joxe message du chef de l'État bu ñu paree daal ni ñibbi ñun ñu mën a continuer suñu guddi ga waxtaan ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ba ñu ngi bàyyi rek sëñ bi mu daal di nuyoo mu wax ñu nu mu tudd ak ban commission la bokk jamono ñu toll nii. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi tudd Mamadou Dia bokk COSCAS commission jeunesse plus précisément sous commission exposition. ñu fekk leen ci benn exposition bi nga xamante ne day wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ahmed Tidiane Sy nan la exposition bi doxee jamono ji. waaw ñun waa commission jeunesse dañoo gis ne kër Seydi El Hadji Malick dañu ko fondé ci xam-xam. ñu ne nag ñun njabootu COSCAS war nañu fexe ba xam-xam boobu ñu def ko benn vitrine ba njaboot yëpp mën ko jëriñoo si loolu mag ñi permettre ñu def exposition nga xam ne année yëpp ñu ngi koy def ren nag exposition bi dafa am particularité parce que dafa tombé ak cinquantenaire u COSCAS muy benn deuxième bi mu nekk gàmm gi Serigne Pape Malick nañu dañ koy def sur les traces d'Al-Amine donc ñaar yooyu moo nekkoon les premiers sous-thèmes si exposition bi. waaye boo duggee ci biir di nga gis ne am na yeneen thème yuy wax ci wàllu mawlud célébration naissance yu yonent bi la wala ak célébration wu vertu yi nga xam ne 360 vertu yonent bi ànd la judd waaye am na beneen thème buy wax ci wàllu politique ndax quête de pouvoir la wala ndax politique da nga koy def ngir mën a suqali sa réew
donc si yooyu am na tamit yeneen tableau yu nga xam ne ñu ngi wax si yonent bi ay ñu ngi wax ci wàllu alxuraan donc si dynamisme boobu la ñu tënkee suñu exposition boo duggee si biir moom la gaa ñi def fi mu nekk nii ci vernissage bi la ñu nekk am na partie bu njëkk a jàll bu doon wax ci wàllu cinquantenaire u Coskas di wax tamit ci sur les traces d'Al Amine waaw maa ko doon traité di doon wax ci cinquantenaire u Coskas ak sur les traces d'Al Amine. waaw boo xoolee nag Coskas ñu ngi ko fondé en 1968 ndaxte dafa am crise bu amoon Sénégal Senghor saisir Serigne Cheikh ne ko ren duñ leen mën a envoyé ay gendarme est-ce que du ngeen repousser gàmmu gi Serigne Cheikh ne ëpp naa xalaat daal di saisir Serigne Abdou ne ko dama bëgg nga choisiral ma 71 personnes ñoo xam ne dinañ mën a taxawee service bi gendarme yi daan taxawee Serigne Abdou dugg ci mbokku taalibe yi choisir si 71 personnes ñu fondé Coskas donc durant 50 ans yi Coskas nekk au service de la xadara donc benn service nag bu demee ba am 50 ans dafay def une renaissance kon mun nañ jàpp ne cinquantenaire bi dafa tombé renaissance su Coskas